asalaamaaleykum mbokku internet yi ñuy bàyyi xel ci jamono ju nekk saa su ne mbokk yi rek ngeen dellusiwaat si seen programme fii ci jàmm ji info point net seen jotaay noo ko jàngatee mbokk yi seen jotaay noo ko jàngatee nag mu mel ni ñu bëri namoon nañ ko tamit xam naa bu ñu jàkkaarloog moom à travers jàmm ji info dañ ci ànd ak mbégte bu rëy rëy muy la Lion Ndella Madior Diouf ñu di ko santaat bu baax a baax ci disponibilité bi xam nañ jot bi bariwul balaa ñu si sore rek dañ koy daal di bàyyi kaddu gi mu nuyu teeg mboolem internet yi bu ko defee ñu dellusiwaat ci jotaay bi li voilà donc maa ngi lay nuyu Lamine di nuyu tous les internautes donc kontaan naa trop donc dalal bu mu la dalal fii sama kër pour ñu def benn émission defe naa benn waxtu la. soxna Ndella Madior namoon nañ la mu mel ni tam jàmm ji ñëw na tey fekk si la waaye avant jàmm ji tey mën nañu ne tey bu ñu njëkkee ci média ñoo ngi ko jëlee fi nga xam ne moo di fii tey ci 96.6 jaar si yow jaar say loxo muy rajo Touba International Ndella loolu la ñuy ubbanteeg yow mu mel ni tey xëy na tey dem nañ tey bu mu jur jàmm ji info tey ñu génn jàmm ji info judd tey ñu ñëw jàkkaarloo yow ban lan la def. kontaan rek ndax yow moom bokk nga si ñu bokkoon ndeysaan si équipe rajo Touba International ici à Dakar RTI. donc pour ñu ko xamul te di ñu seetaan donc Ndella Madior Diouf moo njëkk a installé rajo Touba donc mu tudd rajo Touba International ñu def ko Touba def ko RTI te ici à Dakar j'en profite pour présenter samay condoléances à la famille de Nabou Sidibé Nabou Sidibé nga xam ne dafa wàññeeku dafa mel ni yëguloo ko woon ndeysaan waaw Nabou Sidibé donc wàññeeku na yaa je pense 4 mois nii mu nekkoon vraiment talibé Serigne Fallou donc moo lancé woon donc dédicace xasaayid si rajo Touba International mujj bi mu féetewoo Touba ak Diourbel mu nekk benn grande perte bu rajo Touba International ñàkk ndax moom jàmbaar la woon yow tamit nga bokk ci jàmbaaru RTI donc tey soo demee ba béy sa waar damay def lu dul gunge la ci donc kontaan ci trop parce que àddina bi noonu la voilà kon maa ngi lay ñaanal sa organe bi dem ba nekk une des grandes télévisions du Sénégal voilà. Ndella fii njëkkee tuuti rek tuuti nga wax ni tuuti sa parcours xam naa ne boo ko bëggee lim duñ fi jógee. mais bu ñu tënk ko dul tuuti rek kan mooy Ndella Madior Diouf parcours bi tuuti ci gàttal. Ndella Madior Diouf c'est une femme sénégalaise boo xam ne fii la juddoo Sénégal yaroo fi màggee fii investir fii Sénégal mu nekk une femme sénégalaise boo xam ne dafa gëm boppam donc installer ses entreprises fii Sénégal dafa ma ko feneen fudul fii sama réew. donc nekk médecin de formation fakkastalu ci communication léegi depuis 1994 nekk ci communication jaar Sud FM xale sama yoonu bopp def Santé FM def rajo Touba International et puis def également donc rajo Soxna Jaara yow fekke nga ko li ngi dem Porokhane di fa installé rajo Popenguine ba ñëw def Safir FM Dakar ba Safir FM Saly Safir FM Mbacké Safir FM Simal mu nekk lu am solo mu nekk benn jaar-jaar bu xam ne ñi si jaar yëpp am chance côtoyer ma dama leen booster ñu jëlee fa xam-xam bu mag xàll seen yoon mu nekk loo xam ne dafa am solo kon je suis une femme entreprenante une femme de développement boo xam ne dama décider investir fii sama dëkk pas seulement dans la communication mais dans l'hôtellerie également ñu ngi siy jéem daf suñuy premier pas dans la restauration puisque rajo bi léegi dañ koy tuddee rajo restaurant donc mu nekk loo xam ne am na solo donc ñu ngi tamit si agriculture élevage fu ñu sentir suñu bopp rek donc dañ siy xàll suñu yoon donc et ça prend le temps que ça prendra mais sur autofinancement donc dama nekk jigéen boo xam ne damay béy sama waar en toute modestie
muy jotaay bu nar a am solo lool yaakaar naa ni tam xam naa ni tey ku ko seetaan na nga rëcc moom jàmm ji tey jotaay bu nar a am solo. fi ma jëm directement dee la muy mel ni violence faite aux femmes. gis nañ fan yi faat bi nga xamante ni tey ñu ngi ko jëmale léeg-léeg parfois ci soxna yi tey en tant que yàlla nga yàgg défendre jigéen ñi tey lan ngay wax ci loolu. accordé naa interview temps yi passé benn organe de la place attiré woon naa sa attention aux femmes et aux hommes du Sénégal far affaire bi tombé far affaire bi tombé les violences faites aux femmes dafa nekk loo xam ne bëri na Sénégal pas seulement au Sénégal partout dans le monde donc les femmes sont violentées par leur époux mu nekk loo xam ne mu nekk yemale su fekkee dans le cadre familial parce que la violence faite aux femmes ne se limite pas au cadre conjugal. La violence faite aux femmes, on peut trouver ça en politique, donc on peut trouver ça un peu partout, dans les milieux de travail, donc suñ ko mënee bëggee généraliser. Donc certainement yow da nga bëgg ñu canaliser ko, ça dépendra de sa question si violence faite aux femmes en milieu conjugal. Si c'est en milieu conjugal loolu yàgg na fi te pour dindi ko fi si yar xale yi lañ koy def il faut ñu yar xale yi. parce que gis nañ le cas de Aminata Ka bien entendu fii à Kër Massar ak borom këram cas yu mel noonu du benn du ñaar ñu gis cas yu mel noonu surtout ci biir relation. cas Aminata Ka ak cas ma si profité di présenter ses condoléances à sa famille c'est pas seulement ce cas donc encore un cas. Voilà c'est encore un cas donc war ñu dugal ci boppu jigéen yi que sëy day naqari benn sëy neexul xam nga Sénégal yi c'est pas fa benn sëy neexul sëy dafa war a neex su neexatulee dootul sëy une femme boo xam ne dañ la ko jébbal jox la ko pour nga am ak moom njaboot pour nga dund ak moom dafa war a nekk bànneex rek su naqaree rek jàdd nga yoon. jàdd nga yoon ndax joxuñu la jaam joxuñu la jànk bon joxuñu la mbindaan joxuñu la esclave jabar lañ la jox kon jabar bi nga xam dafa bàyyi kër baayam ak kër ndeyam ñëw sa kër ñëw këram sa kër war a nekk këram foofu bànneex rek moo fa mën a nekk bànneex su fa nekkatulee da nga koy delloowaat fu mu jóge woon nga xam ne foofu sa bànneex la jóge woon waaw ndax ñàkk ko woon moo tax nga dem ba gis ko waaw bi nga demee ba gis ko ba nga xam ne kii toppatoo nañ ko bu baax nga ne ko coppeet indi sa kër donc soo ko indee sa kër da nga koy toppatoo bu baax soo ko toppatoowee bu baax day naat mel ni fleur jural la njaboot bu barkeel waaw mais su fekkee da ngay añ bi su yéexee sax nga football añ bi sànni añ bi si fële si biti loolu tradition sénégalaise xam nga suñu góor yi ñoom parfois yenn góor yi dañuy day waar donc ana sa soxna tegal la añ nga ne ko añ bi tardé na wala neexul wala xasaf na xorom suukar ba ëpp na nga jël football bi sànni fële si biti xam nga loolu ay situation yooyu dañ koy gis un peu partout ñu koy nettali te loolu vraiment góor ñi dañuy war a gën a jox cër jigéen seen soxna ñu xam ne seen soxna ju jaam du mindaan soxna la et que soxna dañ koy toppatoo correctement soxna su fekkee dañ koy soo koy toppatoo correctement day lay jural doom bu famille bu am barkeel te loolu dafa nekk loo xam ne dafa am solo kon bàyyi leen di dóor waaw bàyyi leen di dóor bàyyi leen di toroxal bàyyi leen di toroxal jigéen kan du ko toroxal waaw mais di dóor ba rey loolu mën naa ñàkk waaw loolu mën naa ñàkk torop sax. macha allah mbokk yi seen jotaay noo ko jàngatee di wéy ba léegi ak Ndella Madiame Diouf Ndella fi ma jëm tuuti sax duggoon nañ fa mais bref parce que lii dafa am solo lool ñu yàgg la gis ngay xeexal surtout soxna ci bépp wàll fi ma jëm directement muy wàllu li la inspiré ci média dëgg-dëgg Ndella sànq def nga rek briefing romb noonu mais pour en fait lan moo la inspiré ba nga dugg ci wàllu média bi gis nañ nga ubbi du benn du ñaar ci Bande FM yaa ngi koy doxal bëgg ko tamit gëm ko lool. lan moo la ci dugal lan moo la ci inspiré. li ma s'est inspiré en 94 la bi ma créé nu mu tudd ma créé woon benn association bu tudd SOS santé pour jàppale ñi maladie après me rendre compte qu'il fallait faire la communication de cette association fala damay RTS damay Sud FM donc ñi ma recevoir dalal ma ne ma am nga benn baat boo xam ne baatu rajo ko yore donc ba ma tegee casque bi rek ma nopp sama baat. voilà falaa toogee ba tey xam nga nit ki su fekkee da ngay def loo xam ne da nga ko bëgg quelles que soient les difficultés
da ngay taxaw rek da ngay continuer quelles que soient les difficultés donc et puis communication radiophonique nekk métti na benn façon métti boo xam ne foog nga bëgg ko pour toog si voilà xam nga créé naa rajo yu bëri donc fu amee jafe-jafe parce que je fonctionne sur autofinancement fu ma amee jafe-jafe rek mun na sëngam tuuti waaye day taxawaat waaw waaye day taxawaat parce que 94 ba léegi nga nekk ci communication kon yàgg na. on est léegi ñu nekk 2020 ah donc on est à 2 mois de 2020 plus de 20 ans plus 4 plus 6 ans 26 ans de radio c'est pas un an de radio. d'accord. Ndella fi ma jëm presque mooy à part xëy na yor nga fi équipe yor fi ay équipe mais parfois dañuy am gis ni Ndella Madior parfois dafay am yenn réeróo yi ba mu xëy na. xaw a bu la versé dugg ci média bi lu demee ni par exemple entre moom ay liggéeykatam parfois moo xam rajo bi nekk Saly déggoon nañ fi ay coow yu xaw a metti côté Ndella ñan la ci côté waxtaan ba la woon ca départ ba wala waxtaan ba ci boppam dañ ci jubawul ba tax na mu indi woon ay réeru côté rajo Saly. xam nga côté toutes les radios d'ailleurs rajo kii yi ni nga ko xamante animateurs yi ak journalistes yi nga xam ne dañuy nekk ci yeneen médias yi léeg-léeg seen niveau yi dañuy faible. waaw seen niveau dañuy faible ak léeg-léeg dañuy fayu. dañuy fayu wala di xeex. dañ mën nga gis nit à distance nga bëgg ko jot te xamuloo noo koy jotee nga am benn quoi nga dégg benn bruit bu ndaw rek nga occasion la pour jege ko pour xam ko wala pour sot. voilà donc presse bi au départ c'était pas une presse boo xam ne était composée de gens très très civilisés. voilà ñi ci nekkoon civilisé wu ñu woon bu baax donc dañuy sot à distance wala mu am ñoo xam dañuy nekkoon sa kër ngeen tàggu yu soxor yu métti après ñu dem ci beneen organe suñu amee occasion fi ñu defee pic rek ñu dóor ko mu daanu. voilà donc c'est des choses qui sont derrière moi yoo xam ne comme man je suis pas rancunière damay dama fàtte lu xewoon dégg nga wax ji. voilà mais ñu ngi am na ñu bari ñoo xam ne démb ñu ngi woon ci man tey comme ce genre yi ñu ngi moomal seen yëfu bopp jànkonteel yenn difficulté ne waaye man musuma xam madame Ndella Madior lii la doon teg ah musuma xam lii la doon teg am naa benn xarit ndeysaan mi ngi am benn rajo Louga nekkoon Walfadjri mu ne ma la ilaha illallah musumoon xam que Sidi Lamine Niass lii la doon teg ma ne voilà tant que yaa ngi nekk si côté par exemple journaliste bi ñi liggéeykat bi doo xam li ki créé lu muy daj si fayum lépp waaw déjà loyer yeeg ndox yeeg courant yeeg salaire yeeg tout ça il faut day am kenn koo xam moo koy ñefee pour lijjanti ko. mais ñoom parfois dañu jàpp ne problème salaire bi que côté surtout Saly ak yeneen yi parce que réeru boobu da ngay gis ñu bind ci presse bi wala ñu wax ba ñëpp jot ci ne Ndella fayuñu Ndella Madior fayuñu. waaw ñu ne ñun peut-être xam na passé nañu àgg waaye li suñu ginnaaw ñun xamuñu ci dara. bëggoon nga leeral ñu foofu problème paiement. waaw loolu du woon ay problème paiement problème mu provocation rek la woon xam nga nit ki ñoo xam ne ñëw day jàng si xam-xam yow damay retourner encore toujours ñëw joxe la yow comme exemple sa organe bi nga am yaa ngi doog a commencé mu am kenn koo xam nga jël benn stagiaire en principe amoo salaire sa kër am na koo xam ne stagiaire mooy koo xam dafa jàng journalisme ba pare bëgg ko ñëw appliquer ko sa organe am na koo xam ne nag musi def dara bu ko ñëw jàng si yow xam nga yaa koy formé léegi nag kooku ki ngay formé dala war a fay léegi nag ki ngay formé nga léeg-léeg su la mun lay fay nga bàyyil ko nga bàyyi ko mu nekk sa kër di jàng ba keroog jooju muy mokkal kooku nag moom su fekkee gëmul yàlla kooku mooy ne liggéey loolu na ma bañ ma fay alors que moo waroon fay formation léeg-léeg partie sociale bi soo ko développé wu bu baax chaque fin du mois nga génne facture jox leen seen scolaire li ñu war a fay au lieu nga def ko nga teg ko rek su yàggee mën nañ ni réeroo waaw weer bu nekk ko lu war a fay daal jox ko facture am nga xam ne kii daf ko war a fay même su fekkee da nga koy yombalal nga yombalal ko mais na contrat de formation bi leer waaw yërmande bu ëpp soo ko si dugalee rek mun na la lor yow mi def la yërmande bi voilà yow xam nga ñi fi jógee ñi fi jaar bari nañu ñoom Patra ñoom Carl Rogers ñoom PNG donc Biba et cetera la liste est longue ñu fi jógee donc gis nga li ngi liggéey Touba tey ndeysaan ñoo xalal yoon rajo yi nekk Touba yëpp RTS sax ñoo ko fa jiitu RTS ndeysaan RTS sax ñoo ko fa jiitu mu nekk. ñu bëri tam ñu ngi posé question Ndella Madior ni mu mel ci média ni mu ko bëggee ni mu yàgg ci Band FM daanaka rajo yu bëri sax moo leen. absolument lu tax amagul télé. télé bi nag moo tax télé bi lan moo tax Ndella Madior.
voilà télé bi moom ñu ngi si télé bi ñu ngi si xam nga dama nekkoon si benn domaine boo xam ne communication médico-sociale ak surtout communication sociale bi gisaane bi rax si gisaane bu fi raxee ñi ti dañuy làqatu anonymat la dañuy làqatu du ñu bëgg sa feeñ gars yi su ñuy seetlu doo gisee rajo bi am succès su ñuy seetlu du ñu leen laaj seen tur du ñu leen laaj seen kii léegi anonymat boobu daanaka moo ma bloqué woon. quand j'ai su que bi ma demee ba xam ne auditeurs yi lii moo leen intéressé lii moo leen neex ñu leen di seetal te kenn du xam ñan lañu télévision bi yàkkamtiwu ma koon bu baax waaw yàkkamtiwu ma ko bu baax léegi def naa benn formule boo xam ne ay live la ñuy def ci Facebook ñuy gisaane yi di leen di gis et tout maintenant ça intéresse tout le monde am na succès bu mag donc ñu ngi ci TNT bi donc ci fan yi pas ci weer yi ci kanam dinañ lancer Safir TV ak TV Santé. damay ragal ñu voilà ci waat ma